seen émission keppaar gi fas yéene waxtaane talaata ji coowal facture courant yi lëmbe Sénégal rawatina Ndakaaru. nañ fi jëlee seen compteur baaxul ci baadoola. 20 000 francs lañ ma indil facture. duñu ko fay dara duñu ko fay duñu fay ëllëg. ñu yenn suñu loxo yi sax di jooy ndax facture cher yi. bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg nañ ñu ko ñëw dindil. compteur yu bees yu wàll si facture yu ful benn ba juróomi yoon askan wu taxaw ne duñu fay jëwriñ ji yor wàllu courant ni compteur yu bees ànd ak coow askan wi war a xaar fii ak juróom benni weer ngir lépp mën a leer yile ponk la soxna Ndeye Coumba Diop fas yéene waxtaane ak ganam talaata ji ñeent jàpp juróomi waxtu ci seen rajo télévision Walfadjri bu ngeen bëggee bokk ci waxtaan bi da ngeen di composé 88 628 99 teg ci 114 seen émission keppaar gi talaata ji la ci Walfadjri TV ak Walf FM. jërë ngeen jëfati ci ànd bi yaak seen programme Walf TV Walf FM ni ñu koy amalee talaata bu jot keppaar gi dellu si war na ñu fas yéene waxtaane tey nag loo xam ne daal daanaka weer ak lu topp wala lu koy bëgg a jige coow li bari na ci lool muy mbirum courant bi coppite ci am ay compteur yu bees yu ñu indi budul compteur yi sax am na ñu ci amul waaye njëgu courant gi yokku ñii ni ñaari yoon ñii ni ñett ñii dem ba ni juróom coow lii bari ba tax jëwriñ ju ñu ko dénk moom yor wàllu énergie génnoon na amaloon ci ndaje ak taan ak kuréel yi nga xam ne ñooy saytu ci way jënd jëfandikoo yi muy coow loo xam ni mu ngi fi ba tey saafara amagul ci ay waxam sax nee na fii ak juróom benn weer ndax lu bees dafa mu am ay rëq-rëq ba ñuy fàttali rek ni suñu invité léegi mu yegg si Seydou Anne bokk ci kuréel yooyu ñu fas yéene seq ak moom laaj ak tontu waaye bala ñoo sori ni ñu koy defee saa su ne ndax li ñuy waxtaane lu ñu bëgg a teg suñu loxo lay doon luy nekk actualité dañuy njëkkee ca Grand Médine ndax ñooñu bokk nañ ci askan bi nga xam ne ñoom la ñu njëkk a defal compteur yooyu ak ba ñu leen ko defalee lam leen jural ñu doon fay junne ak ñaar téeméer bu ñu sukkandikoo ci ñoom dem na ba ñu indi leen facture juróomi junni dama koy fay duma ko fay ba ñu màbboon dem ca Sénélec ba nekkee Patte d'Oie amoon na ay coow yu mu fa jur ñu toogoon waxtaan balaa ñoo sori reportage bi ñu ci Ndeye Aram Ndiaye jee defaloon la ñuy jëli ca wàllu régie bu ñu ko teewloo ba noppi nag dinañ ubbi téléphone bi ci 88 628 99 99 ñu teg ci 114 ci Walf TV ak Walf FM ngeen mën cee joxe seen xalaat ak lan ngeen di xaar ak mbir mi ni mu leen dikkee ak li ngeen ci yaakaar ak saafara yi ngeen xam ni bu ñu ko defee dina mën a jur jàmm ndax courant ci askan wi la bokk faaw ñu koy jëfandikoo Sénélec di ñu jaay ñuy jënd comme njëgu weccoo la il faut ñu waxtaane ko ñu dem jëli élément bu ñu noppee nag doog a jublu ci laaj ak tontu di xaaraale tamit suñu gan léegi rek mu ñëw muy Seydou Anne bokk ci kuréel yi waxal askan wi ci wàllu way jënd jëfandikoo ñu dem régie te ñëw. ci Grand Médine askan wa ak waa Sénélec bokkatuñu kàddu waa Grand Médine doon manifester ca Sénélec ba sa Patte d'Oie di ñaawlu facture yu cher ba jéggi dayoo te taaluñu ko. lu nu naqari mooy dañoo ñëw fii ñu indi ay compteur yu bees suñu chef de quartier yi signé ko ñu indi compteur yu bees parce que responsable chef de quartier bi mu ñëwee sax dafa ne su compteur bi doxul su compteur bi baaxulee su facture yi chéré da koy delloo facture yi. mënuñu ko fay jéemuñu ko fay te amuñu luñ ko fayee tabaski la ñu jëm école baa ngi ubbi boo xëyee dépense de l'état. waa Grand Médine di sàkku ñu delloo leen compteur yu ñu buddee woon seen kër ginnaaw bi ñu ko dindee ba tey la ñu am jafe cher. compteur yi lañ bëgg mu deñ mu jóge fi. benn yoon su jógeewul du fay courant responsable te su ku fi jógeewul ku fi ñëw di jéem a ku fay courant daan dal sa kaw te su loolu du ko nangu quartier boo dem Cambérène Dalifort Arafat boo dem ñu ne duñ ko génn duñ ko mën seen dëkk ñun nag ñu montel lu ko duñu bëgg a rey. waa Grand Médine ne duñu fay benn yoon facture yooyu kilifa yi nag amal waxtaan ak njiitu Sénélec yi balaa tojante bopp yi amoon ci le 27 juin 2011 ci wàllu courant bi di amaat.
ñoo ko gisandoo élément boobu Grand Médine yàggul dara ci ay bis yu ñu génn muy coowal courant bi ñu fàttaliwaat rek ñu ngi leen di xaar ci 88 628 99 ngeen teg ci 114 mën a bokk ci waxtaan bi joxe ci seen xalaat ak li ngeen yaakaar ni bu ñu ko defee saafara mën naa am ci élément boobu ñu teewlu mu soxal nag ñu bari ci biir Ndakaaru ci coppitey compteur yi wala sax ñu soppi seen compteur ñu ni courant bi yokku na ba njëg gi cher lool fii ca Grand Médine coow li bari woon na dinañu fay ñenn duñu ko fay fas yéene wuñu ko ndax li ñu leen jox du lu ñu consommé ñoom ñu njëkkee ci ñoom bu ci wàllu compteur yu bees yi ñoom dem nañ sax ba jàpp ni ak yebeel la lu tax ñu bari bañ ko ñoom ñu fas yéene leen def phase test bi tàmbalee ko ca ñoom pour mën a dem ci yeneen gox yi muy yeneen laaj yoo xam ni am na foofu waaye tamit ci wàllu compteur yooyu ndax bu ñu ko defee ci kaw ñoom du ñu am benn yoon possibilité di ko mën a xoolal ndax daan nga am sa facture ne lii ñun la xoolal sa index ndax ak li ñu marqué benn la nga mën a am possibilité xool ko yóbbu Senelec ñu ñëw contrôler mais bu dee ci kaw la nekk ñoom loolu bokk na ci lu ñuy ñaawlu ni dootuñu mën a xool liñ leen di fay facturer dëgg la wala déet ñoom daal duñ ci am dara indi nañ la da ngay fay ñu dem seetiwaat beneen élément bi foofu tamit ñi Medina la ju dëkke am jafe-jafe ci wàllu courant bi Amadou Li Mbay moo ciy dëkk ñu doog a continuer waan ak yéen ci waxtaan bi ni ñu ko sumbee. askan wa yeewoo ca Grand Médine nag di wéy di yuuxu ak compteur yu bees yi leen waa Senelec sampal ñoom nag ñu ngay xamle naan Senelec. man la sàcc gu metti la ñun yaakaaru dañoo xam. wallahi wal azim yokkuñu matériel yokkuwuñ ci dara. sàcc la bëgguñu ko nañ fi jëlee seen compteur yi te beneen quartier bu ñu ko nar a yóbbu ñooñ nañ bañ. xanaa ñoom dañoo xool Sénégal gépp ba xam ni Grand Médine gii daal. xamuñu dara mënuñu dara nan fa dem essayer fa suñu compteur yi moo tax ñu indil ñu ko ndax dégg nañ ni fu ñu ko sampa bañ nañ ko compteur boo xam ne bu ko raw coupé mu marqué bu ko raw coupé wul mu marqué soo def sa portal mu marqué baaxul ci baadoo la 20 000 francs lañ ma indil facture musuma fay 20 000 francs man maa ngi daan fay junni ak ñaar téeméer gën gaa seer yenn saa yi junneeg juróom. ñoom askanu Grand Médine nag amal nañu ab taxawaayub ñaxtu ci altine ji ca buntu Senelec bu Patte d'Oie ngir wax ni mooy jaay courant ci biir réew mi mu ñëw jëlaat seen compteur yooyu nga xamante ni facture yi ñu leen di defal mënuñu koo fay. duñu ko fay noonu lànk ba ci naaj fi ñu woon wuyu leen duñu ko fay dara duñu ko fay duñu ko fay ëllëg. bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg nañ ñu ko ñëw dindil mënuñu ko nañ ñëw dindi seen compteur ñu bañ a am courant. lii ñu nu bëgg a teg dañuy lànk ba wut ku nu lànkale duñu ko tegoon ndax mënuñu ko ay baadoola yi la ñu. nañ yëpp gën dem ci àll ba indi yeneen suñu ancien compteur yi suñu kër yi parce que ay baadoola la ñu dañuy liggéey pour suñu njaboot duñu liggéey di fay courant rek. waa Senelec door compteur yu bees yooyu ca Grand Médine askan wa yeewoo ca Grand Médine ne déet soobu nag ci ab yëngu-yëngal boo xamante ne xamle nañu ne dañ ciy dem ba jeex teewul nag waa Senelec di xamle ne yooyu les compteurs dañ ko lawal ci gox yépp ndax kat liñ ci jublu mooy xeex càccum réew mi. facture bi amul sedd na amul tàng na yépp day cher rek wala ñu ne dañu yenn suñu loxo yi sax di jooy ndax facture yi cher yi Macky Sall nañu wàññi ci facture yu seer yi ci courant bi amul jaay nga glace amul jaayloo glace facture nu day seer rek ba bëgg a dee. ñun de bu ñu jaayee glace fay facture bu cher bu ñu ko jaayee fay bu cher seddaay comme tàngaay dañuy man facture moom ak chaque fois man mosuma am bu yomb amul sedd amul tàngaay. daal loo taalu doo ko fay du dëgg loo taalu si courant moom doo ko fay. borom kër gi ñëw daal di ànd ak li soxna yi wax ba tax moom muy fësal li nga xamante ne mooy yaakaaram gu tas. ñu wax tàngoor bi moo tax mu ñuy courant bi cher du dëgg affaire Macky Sall yëpp dañuy doy nañu sëkk loolu dara yombul ci Sénégal fu ñu nekk nii. coupure courant yu dul jeex facture courant yi bu ci ñëw gën a saf sa morom nekk nag loo xamante ne sonal na askan wi lool ba tax na askan woowee jamono jiñ toll nii xaddi la ñu def di ñaan nguur gi mu jëlee leen ci coono yi. jërë ngeen jëf ci teewlu bi élément yooyu ñoo ko seetaanandoo bii di ca Grand Médina ñoom ñu am jafe-jafe ñoom ci wàllu courant bi waaye tamit jëwriñ ji ñu ko dénk bu mu génnee ak kàddu yi nga xam ne moom la yëkkati ba tudd lu jëm ci wàllu njaayum glace mi moo tax facture du cher askan waat nañu ko gisee ni njaayum glace mi ci la leen fekk te du ñëpp ñooy jaay glace
yokkute gi ñëpp ko gisandoo te jaay glace bu ñu koy def dañu koo soxla waaye bu mu jafandu ci loolu mu mel ni ab lay muy reportage bi ñu mujjee teewlu ni ñu ko diggee woon sànq suñu invité bi ñu fas yéenee waxtaanal tey Mamadou Seydou Anne bokkee ci kuréel yi nga xam ne ñooy taxaw way jënd jëfandikoo yi Mamadou Seydou nuyu nañu la. maa ngi leen fay. ginnaaw bu ñu la nuyoo ba noppi gis nga éléments yi ñoo ko dégloondoo coowal courant bi am yéen ngeen bokk ci ñiy taxawal askan bi ci jamono ji nan ngeen ko jàngatee. ñun bu ñu ko déggee dañuy dem ba Grand Médine fii ay yenn dossiers yi ma yor fii bu ci nekk dama jël facture bu indi problème bi bu ko mujj ak beneen ñetti facture comme Senelec nee nañu yooyu il faut ñu am facture yu daaw consommation juillet septembre la ñoom ñi lay xaar mais du tere kër mënul benn weer wala ñaari weer rek mu changer appareil bi yëpp ça n'a pas de sens ku doon am benn wala ñaari ventilateur tàlloo ko weer bële nga taal ko 8 weer mënul expliquer lu ñu am lii ku doon da amoon kuy def glace rek amoon frigidaire bi muy dox mooy janvier mooy décembre xanaa kay defar glace rek moo ci loolu mënul expliquer problème xew bi parce que fii yu ma fi yor fii depuis bu ñu multiplier facture bi par 1,57 multiplier la wax de par exemple ku doon fay supposons 100 francs ñu yaa ngi fay 150 loolu mooy 1,57 ba bu multiplier par 3,30 ku doon fay 100 francs yaa ngi fay 330 francs ba kuy multiplier par 6,71. yëpp ci facture Grand Médine ci benn tout ñëpp Grand Médine c'est-à-dire que facture bu mujj bi par rapport ak facture bu am problème. loolu te ñoom nee nañu ba Senelec ñëw fa ñoom tax xamuñu dafa am benn société bu dul Senelec xamuñu ku ci Senelec xamuñu ku ci Senelec yónni. ndax mbir bi tëj na seen bopp. waaw non parce que problème bi dafa leeral trop. installation bi Senelec moo ko moom mais Senelec dafa am benn contrat ak beneen société ñooñu bu ñu ñëwee dañu leen ne seen appareil yi ñun xamuñu leen duñu mën lire nga toog fii sa kër nga toog fii sa mbedd nga gis benn boîte bu nekk ci kaw ci compteur xamoo lu xew jékki-jékki rek ñu ne la yaa consommé lii fukki dërëm la ou bien 1 million la loolu moo dul yoon parce que yow war nga xam loo lan la dañuy yeew rek marqué ko dans tous les cas moom ñu ma fi gis yëpp depuis ku nekk ku multiplier en 5 jusqu'à ku nekk multiplier par 6,71 6 mooy lan yaa ngi doon consommer 100 ñu ne bii yoon yaa ngi consommer 900 ñu ngi ko toppatoo nag ñu ngi ko toppatoo di jël facture Senelec fa ñu fi Senelec la di discuter ak ñoom balaa ñu gis Senelec waa ministère moo ñu invité mooy madame la ministre wax foofu affaire glace wax nañu ko c'est vrai mais boobu variation mënul expliquer même pas 20 parce que ku amoon ventilateur taal loo yaa ngi taal yaar ñetti ventilateur que loolu moom ci kër c'est pas grand chose même su fekkee ci ñoo am ñu amoon ay climatiseur xanaa jékki-jékki nga fay nga taal benn ñaari climatiseur or Grand Médine c'est pas comme climatiseur foofu moom généralement ñu am ay ventilateur Mamadou Seydou doguma la ci jàngat rek li nga fi expliqué ni ci Grand Médine nañu ko waxee ndax jàppoon nañu sax benn facture du ful benn ba ci juróom waaye ci sa explication am na ñoo xam ne dañ leen daan fayal dafa mel ni dafa dem ba juróom benn yoon ba moo tax coow li am ñu wax problème mu compteur ñu ni dafa am ñu ñu joxoon compteur ñu indil leen mais ba ngeen waxee loolu ba noppi dajee ak njiit yi lan ngeen am lu ngeen mën teg seen loxo ndax askan fañ teg seen tànk lañ teg ba léegi nee nañ duñu fay. dem nañu ba ci ministre bi dafa teg benn comité normalement tant que comité bi bariwul liggéeyam mënuñu fay parce que comité bi mooy wax ak nguur bi nii la mel lii la ñu war a fay lii kenn du ko fay kon nag léegi ñu ngi déglu di xaar comité bi pour mu wooñu
ñu toog ñun ñu indi ay facture nga xam ne Senelec moo ko jox waa Grand Médine ak waa Senelec tam ñoom tam ñëw ñun ñëpp ñu toog ku ministre bi ne na ko toppatoo mooy commission de régulation électricité ak tamit mi sam dana am sax ku ko toogal. yéen am ngeen koy fa toogal ñun déjà commandé di toppatoo ko balaa sax ministre bi wooñu. kon comité boobu teg nañ ko am ngeen fa ñu leen fa toogal askan boobu ñu ngi xaar mais foofu am na balaa ñuy sori ci beneen ponk bi Grand Médine seen problème peut-être dinañ ko mën a régler ci kaw compteur yi waaye balaa ñuy sori nga baal ma ñu jël ki nekk ci ligne bi ndax ñoom tamit ci waxtaan bi lañu bokk ñu doog a dugg ci ñeneen ndax am na ñu amul compteur yu bees yooyu te ñoom it am nañ jafe-jafe ci wàllu pay bi ñu jël ki ci ligne bi ba noppi allo waaw kooku mujjee naa rëcc bu ma nee woote waat ci 88 628 99 99 ñu teg ci 114 ci wàllu ñeneen ñi am jafe-jafe te bokkuñu ci compteur yi ndax waa Médina ñoo bokk jàmbat ñoom it compteur yi lañ leen indil mais ñeneen ñu bari ci Dakar amuñu compteur yu bees waaye ñoom it seen courant dafa yokk ñooñ li ngeen di wax ci seeni problème bu baax sax. non su fekkee sojee léegi Médina dafa yaa su fekkoon ñëpp ñu am compteur yu bees même yu dul compteur yu bees yi. yu waaw loolu laa lay wax dafa yàgg mais ñooñu il faut ñu jot ko pour le moment jotuñu ko parce que ñun chaque fois su amee problème dañu dem ñu ne ana compteur bu am problème bi nga ne ana facture nga ne bii la ñu laaj ana ñaari facture ñu fa ñëw avant ok boobu temps ñu seet bii 58 jours la bii 64 jours la bii ñu calcul ba ne baal ma balaa rëccaat ak compteur yooyu ni ngeen koy xoolee ñu jël ki ci ligne bi balaa rëccaat allo asalaamaaleykum allo ñoo ngi lay dégg sëñ bi waaw dama ni waaw wax lu ma leen bëggoon a wax Senelec ci boppam moom askan bi ñoo bokk ñoom ñëpp ay sàcc lañu ci naka parce que li tax ma wax la loolu Guédiawaye ci boppam du saaf traficat de courant boo xam ni maanaam kenn xamul nu mu toll li muy petloo Senelec kenn xamul nu mu toll waaye Senelec ci boppam heure bu ñu fa demee dañoo ne neexal dara ñu dem seen yoon kon moo tax man la ki ñuy yebal ak ki sàcc ñoom ñaar ñoo yem loolu Senelec ci boppam loolu moom la di ko jaaxal dem def naa lu ne pour ñooñu feeñ ay galaas lu ne la ñuy jaay Guédiawaye maa ci boppam yow da ngaa bokk ci ñuy liggéey Senelec wala da nga askan bi da nga am sa compteur rek Guédiawaye ci biir marché bees la parce que Serigne Touba jëli ji ma tiim xool ba ma juddoo ba léegi am naa samay reet man ba léegi ñu ngi ko fay def te mun dafay ba dañ waaw Senelec heure bu fa demee laa la wax heure bu fa demee buñ ko neexale benn 10 000 francs wala benn 50 000 ñu dem seen yoon mu bàyyi la kon nag sàcc ak sàcc ñooyem allo sëñ bi waaw kooku dem na mais diggoon baax lu mu wax de li mu bëggoon a wax nee na moom Senelec sàcc la ñi muy yebal sàcc la ndax bu yónnee nit ñi facture yu cher waaye ñiy yónni tamit pour ñu contrôler ñi nga xam dañuy sàcc mais agent yi la ñuy neexal 10 000 25 000 ñu bàyyi la wala ñoom sax ñoo lay informer ni bu ñu waree ñëw ñu rocc loolu sa fil moom foofu lay waxee mais bala ñoo dugg ci sàcc courant bi ponk boobu am na solo ndax yéen ñu fi toogal consommateur yi itam dinañ ci wax mais pour bañ ponk bi ñu nekkoon rëcc ñu rek ci wàllu ñi nga xam ne bokkuñu ci compteur yu bees yi te seeni facture yokku na nga ne nan ngeen leen di jàppale ak nan ngeen koy saytoo il faut d'abord ñu am dossier bi weer bu nekk soo jour directeur général Senelec ne am nañu 1 million 30 000 abonnés 1 million 30 000 abonnés moo ko wax donc Ndakaaru Tambacounda Kaolack yëpp 1 million 30 000 amul benn weer bu ci am ba da nga xam ne amul erreur kooku c'est tout à fait normal ñu ko war a gérer waa Senelec dañu war a nangu tous les jours dana am benn erreur kon nag il faut ñu régler ko et non seulement dire ñun lu ñu def baax na loolu mënul yoon dañu koy wax kon naan lu ñu def baax na non loolu mooy problème Senelec lu ñuy wax lu ñu kii baax na parce que am nañu ay machines yu baax ainsi de suite facture war na su génnee ci ordinateur bi ci boppam mënuñu ko programmer pour facture bu am lu ëpp 20% wala mu wàññeeku 20% mu signaler ko loolu war na am bañu xam mu am nag benn responsable moo mu xool ko ba pare
am na ci yu mu ne mun ngeen ko yóbbu am yu mu ne lii dafa am problème dama ragal loolu moo amul Senelec parce que man mii sama kër jot naa benn bés facture 1 million 1 million sa biir kër 1 million suma kër man ça veut dire que amul kenn kuy contrôler donc ce qui veut que ñu d'accord ko bu ñu ko joxee war nga koo xool yow mi koy yóbbu sax non suñ ko xooloon kenn du ko yóbbu suñu ko xooloon kenn du ko yóbbu kon nag mu ngi mel ni dafa gën ordinateur rek ñu jox ko benn nit ne yóbbul lu mu kii rek mu sànni mu dem te nag comme 1 million 30 mille c'est normal bés weer bu nekk am ay erreur ñoom nag ñoo war def seen étude pour woon ne war na am erreur % kooku moom seen étude la mais nag war na am erreur mais nag ñu nangu war na am erreur ko ñu xool ko loolu moom manqué en réalité Senelec loo wax lii ba c'est vrai 1 million 30 000 Matam Tambacounda Ziguinchor. ñëpp seen benn facture buñ ko boolee mais nag il faut dana am erreur ci compteur bi ci boppam machine la mun na détraquer soit mu yokk soit mu wàññi loolu lépp am na ci compteur. bu ma la dégloo ci jafe-jafe yi foofu lay faral di am mais lenn tamit am na ndax bu doon tey facture boobu ñu la indil mu nekk 1 million tey bu doon da ngay fay ay 30 000 mën nañ la indil mu nekk 60 000 da ngay obligé fay ko mais kon loolu fan lay féete. non ndax tey yokku na 1 million mais chaque jour nga gis. 10 000 15 000 20 000 day obligé fay ko. waaw yoon bi mooy facture bu am réclamation war nañu ko bloqué bu ñu xam réclamation bi lan la mais xam nañu aussi malheureusement Senelec du ko def lan lay que def am nañu aussi ay cas yu bari da nga xam ni dañuy def réclamation Senelec waxul réclamation bi lii la mel jékki-jékki rek ñu ñëw coupé la ñu la yaa fayul fayoo alors le problème est toujours le même balaa nga jéem ko régler ça demande ay fan mais yenn yi dee nga obligé fay malheureusement obligé laa wax de du yoon su amee nag ñu ko topp ñu remboursé te remboursement bi c'est très difficile parce que man ba ma nekkee Aratel toppatoo naa ay facture ñu remboursé leen mais nag toppatoo ay 3 mois 6 mois balaa ñu bind ñu remboursé balaa xaalis bi génne encore mu am leneen mais loolu lépp nag amul jot di ko xaar du yoon daan kaa règle Senelec seen bopp ci seen loi facture bu ñu signalé dañu ko war a bloqué ba Senelec ne facture bi nii la mel. kon bu ma la dégloo boo fayul ni ñuy ñëwee daar jël seen courant dem noonu la ñu war a lijjantee ku am jafe-jafe daar. oui dañu war a seet soo réclamé yow ñu jël facture bu ñu am réclamation bi comme nu ñuy def ñu jël ay facture yu ko yi sa kër sax defaat beneen relevé loolu mooy liggéey normal. mais am na ci bari duñu ko defee noonu muy ay rëq-rëq mais yéen ñi kuréelu association yi ndax yéen a ngi taxaw pour imposer du doon imposer sax mais taxawu askan bi ba Senelec li mu warloo ak ñoom mu koy def mais chaque jour bu ñu wàññee loxo askan bi du ñu am kenn ku leen jooyal da ngay toog sa ruq jooytu ba sonn wala nga dem lab xaalis rek fay topp ci ni ñu ko bëggee ngir nga amaat sa courant. dafa am lu ñu ci def de parce que soo nekkoon l'autre jour ci réunion ak ministre bi lu ñu foo waxee ñun ñëpp association ñëpp ku nekk ci ñun am nga ay problème Senelec ba nga xam ni seen membre wax dara nga réclamer ko Senelec mais ni ñu ko rafetlu. yéen ñëpp yéen a ngi wax amu leen saafara. oui mais nag dafa am aussi ci ñun yow man sénégalais ñun association lañu fu ñu am doole il faut yow nga ñëw jël sa carte keneen ñëw. man léegi jóge naa sama kër ñëw fii fu ma jaar ban transport laa jël barka dem bu ñu demee réunion ministre bi lu ma jël taxi. yaa fa yóbbu sa bopp yaa yóbbu sa bopp kon nag lu manqué aussi c'est que ñun tam sénégalais du ñu xam association am na tant que amuñu problème te comme ñun tam amuñu habitude soo ñëwee ñu ne la fayal sa carte dañu ko toppatoo sans te soo par rek. bu ngeen mënee def su ngeen mënul bàyyi. boobu wati côté aussi il faut ñëpp wax ci sénégalais. doo xaar ba nga am problème rek nga di ko toppatoo il faut nga xam ni association te su fekkee ñun suñu association ñu ngi toppatoo ndox ak électricité. ak téléphone yi ak yëpp daal li jëm ci yooyu lii ñett or bu ci nekk. société bu am doole bari xaalis su ko neexee sax mu taxaw ci nguur gi ne man ma bañ
ñoom laa gis ak seen doole loolu nag dafa laaj ñun ñu amuñu doole ñu bari ngeen amay matuwaay dafa ñu bari leer na ñu wax léegi ci ponk kenn ci ñi fi woote woon daal di wax ci wàllu Senelec ak càccum courant bi ñuy fàttali mën ngeen a dugg ci 88 628 99 99 tool mu wax mbir mu am solo ci wàllu sàcc courant googu ndax yéen ñi kuréelu association yéen a ngi ciy am ay cas wala ni ñu koy waxee dëgg la ndax dafa yomb torop nga ni ñoom ñooy sàcc Senelec ñu indi leneen dafa yomb te ñoom ñu ngi ko répété mu ngi mel nii dafa leen di arrangé woo nañu benn séminaire ñaari fan ci affaire sàcc courant te gis naa luñ ci def budget xaalis ay milliards pour toppatoo te ñun des fois ñu wax leen ko dara ba nga xam ni jarul même pas 100 millions. waaw baal ma ñu téye ko foofu ci wàllu sàcc courant bi ak séminaire bi ngeen ci def ñaari fan. ñu jël kenn ku nekk ci téléphone bi bu waxtaanee ba pare ñu doog a dem allo. allo waaw ndeykum ma dem. fay. Daam kan la Fass Barigo. Daam kan ñu ngi lay déglu. ñu leen ziar dañoo ñu ko jàmm. ñoo ngi nangu ziar jërëjëf. waaw man tey bi ma bëggoon a wax ci mbirum courant bi rek mooy le premier mooy problème contrôle bi. yokkal tuuti kàddu gi wala fële ci régie ngeen yokkal ñu tuuti. courant gi. allo Daam kan allo. leer na. waaw gën naa leer alhamdulilah bisimilah ñu ngi lay déglu. allo waaw. waaw léegi dama ni maanaam problème contrôle yu bees yi nga xam ne Senelec indi na ko. pour bëgg a régler problème mu sàccum courant bi askan wi di sàcc man yi leen contrôle yooyu baaxul te agence Senelec bi sax te confirmé nañu contrôle yooyu baaxul. bu fekkee problème mu sàccum courant la ñuy régler maanaam day wax ni Senelec li ñuy sàcc askanu Sénégal askanu Sénégal sàcc ko kaar ba sax lu ñuy toll. ba tax na damay wax ni contrôle yooyu Macky war na ko delluwaat tam ko jëli woon. beneen bi ci tege mooy yu demee ni que ay contrôle boo nga xam ne day marqué lu borom dul lakk. depuis lu borom du ko fay te du am fu mu ko jooytoo am fa gàj ci dëkk bi nga war a fay ñeenti junni ñu di la fay la juróom-ñetti junni mbaa fukki junni. ba pare di la dawloo ci sa ginnaaw bala ñu la changé contrôle ba ku lekk sa xaalis bët yooyu am na fi am na ci ñoo xam ne dañu ñuy defal contrôle commercial. bi nga xam ne kooku day liggéey ak ki nga xam ne contrôle bi du liggéey. léegi danañ defal ki nga xam ne bu contrôle am liggéeyu ci ñu defal ko commercial essentiel ko loolu mën naa dem def ñaari at ñetti at ñeenti at te bu fekkee ci ñoom lay seen gafaka di fokk daar dañ koy changé. léegi nag yooyu ci lañu war a taxaw ci situation damay wax ni mbir mi daal nañ ko teg ci yoon ku ci nekk bañ a sàcc sa morom waaye bu fekkee ki gën a wàcc ci yoon daal mooy le Senelec pas de client bi nga xam ne mooy concerné courant bi loolu nag war nañ ko càmbaraat loolu amuñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. jërëjëf Dame Kane ñu lay gërëm ci sa woote musul li fa ponk yu bari ci wàllu compteur bi anam bi ñu koy joxe ak bu amee jafe-jafe mooy ci li nga doon wax ñàkk a taxawaay bi waaye bala ñu suñu ponk bële mujj ñu jëlaat ki ci ligne bi allo. allo asalaamaaleykum. sëñ bi na nga def. Mbaye Koumba. waaw fàttali tur bi. allo. allo. allo sëñ bi ñu ngi lay dégg. allo. allo. waaw xanaa waa régie rek ñu allo ñu ngi lay dégg sëñ bi ndax jafe-jafe bi dafa mel ni moom déggaguñu. allo. waaw allo. allo. allo maa ngi lay dégg. waaw ñu jéem a seet kooku ak bu mu jokkoo bi ñu nekkoon ci wàllu séminaire boobu ngeen def ñaari fan ngir ñu waxtaanee ci wàllu càcc courant laata ñoo jëlaat keneen. waaw deuxième jour bi ba ñu paree. suñu benn kii membre association maître ma soxla kan moo leen ne. allo. baal ma Mamadou Seydou ñëw na. allo. allo. maa ngi lay dégg sëñ bi. baaxul. allo. def na jafe-jafe ba tey. ñu wéy. dañu leen ne wax ngeen lu bari nee ngeen di leen sàcc xaalis. jox ngeen sax ay chiffres ay 20 et quelques milliards. mais ñun ñu fi nekk ñun comprendre wuñu fu ngeen toog ba ñu sàcc leen xaalis bu mel noonu. yëg nañu de temps en temps da nga ñëw sa kër. ñu ne am na benn xale bu Senelec bu fa jaar. ne soo ko joxee. baal ñu jël kii 21 milliards ci wàllu càcc gi ñu téye ko foofu. jël ki ci bu mu jokko bi allo.
ko fa def. waaw ñu ngi lay déglu sëñ bi. waaw maa ngi dégg bu baax damay. waaw man maa leen wax sànq affaire facture. damay ne maanaam Senelec ci boppam agent bi ngay yenn di ko yóbbu maanaam pour mu dem di xool compteur bi moom ci boppam mooy gis sàcc bi. ñu neexal ko dara. mu bàyyi noonu. loolu ci boppam laa leen wax ngeen dégg ko bu baax a baax. dëgg la te nag ñoom ñëpp ñoo yem. alors loolu Senelec bu Guédiawaye bi yëg na ko yëkkatiwul. ñoom ci seen bopp